On y va, hein? jërë ngeen jëf ci seen kóolute mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen dalal bu baax sur la RTS 2 ci seen émission bii di Tam Tam comme tous les mardis nag xam ngeen ne dinañu ànd ak yéen ci buzz et musique bu ñu ne buzz et musique nag dinañ faral di dugg ci buzz dinañ faral di dugg ci musique waaye tey nag Ndaly nee na musique la fas yéene waxtaanee waaye nag musique gu démb musique gu cosaan te loolu dañ ciy am mbégte bu baax a baax bu loolu weesoo dinañ ñëw ak yéen ci cinéma nag xam ngeen ne art boo xam ne la bëri na ay métiers yoo xamante ne ñu ngi ci bànqaasu tey nag Badou nee na dina choisir benn ci métier yooyu daal di ci waxtaan ak yéen ci loolu nag ñu fas yéene dalal tamit suñu invité muy un accessoiriste un décorateur di El Hadji Babacar Diallo ñuy am mbégte lool fegoog moom ci plateau bi fas yéene waxtaanee métier boobu nga xamante ne moo toftalu ci biir cinéma alors du ñu def lu dul dem nag jëli bàkk bi dellu si waat waxtaan ak gars yi dugg ci émission bi. Buzz et musique maa ngi lay nuyu xol sedd guy boole climat bu sedd bi mbaa yaa ngi ci jàmm. ñu ngi sant bu baax j'espère que yow it yaa ngi ci jàmm soxna Rougui. bu baax jàmm ak mbégte. waaw di siyaar Alaaji Badou Aline Badara. ak suñu gan bi Babacar. nga xam ne c'est la deuxième fois ñuy gisee. di siyaar mbokki téléspectateurs yi ñu staan saa yu waxtu wi jotee. comme ni nga ko annoncé rek tey dinañ delluwaat démb. xam nga remonter un peu le temps. souvenir waat tuuti ni ñu koy waxee. waxtaanee aussi une légende. un groupe mythique. bu marqué seen empreinte ci musique sénégalaise. musique africaine. et musique mondiale mën naa ko wax parce que moment yooyu noonu xëy na ñi ñeme woon osé def loolu bëriwul woon. ubbi nañ ay ouverture yu bëri. ubbil nañu ay buntu yu bëri. mais jàngale nañ fi loo xam ni ba tey tout tànk jamono tey te bëgg musique mën nañ ci jàng lu bëri. mën nañ ci jàng lu bëri te ci kanam tuuti dinañ ci xam dara ci biir musique alors di ko nuyu bu baax di am mbégte nag Badara Sadia sax laay wax tey Badara Sadia dama wax sax Badou. ma lay battre ñi ngi def rek ma lay battre bi nag keroog ba tey maa ngi koy xaar gisaguma dara dama koy wax fii nit ñi di ma seede. boo ne Badara Sadia sama xol day sedd. ah waaw mais gisuma battre bi. naa la battre. waaw baax na. lépp ci sutura rek. kon baax na. maa ngi lay bëggee bu baax Rougui. di bëggee Ndaly. di bëggee suñu invité bi di bëggee képp kuy seetaan émission Tam Tam di yóbbante nuyoo tamit soxna Mariam di ko ñaanal wér-gu-yaram gaaw a dellu si. amiin namu nañ ko trop sax namu nañ ko trop na gaaw a dellu si. borom environnement. borom environnement. waaw tey nag moom dañu nar a fas yéene waxtaan ak décor. tout à fait lan mooy décor. composant wu décor ak signification bi décor am ci œuvre cinématographique. moom nag nar a waxtaanee tey ak suñu invité bi teew tey. invité bi teew tey dañ koy nuyu sax moom muy El Hadji Babacar Diallo accessoiriste décorateur cinéma mbégte la partagé ak yow plateau Tam Tam. waaw Rougui maa ngi leen di nuyu Sadia nuyu Grand Ndaly di nuyu waa kër gi ñëpp di nuyu suma papa bu nekk ci kër gi muy Petit Ba ñu koy wax Aline Ba. di nuyu su ma joxee Yves Nelson nuyoo bi defe naa day daj kër gi. waaw moom it ak ki nga xamante ne mooy Del Malick. dëgg la. waaye di nuyu kilifa diine aada ñi nga xam ni ñëpp ñoo ñu seetaan ci àdduna bi ba bitim réew di ñu nuyu ñëpp di wax ni nag nuyu suñu DCI nuyu tamit suñu ministère de tutelle xam ni rek man maa gën a ndaw ci ñu war a wax ci li may waxtaanee tey ji waaye di wax ni rek dañuy jéem. dëgg la da nga koy am cër nag nuyu naa ñëpp. mbir yi tuuti woo ci. yaa ngi ca biir waaw c'est vrai. alors merci beaucoup duñu def lu dul jëli bàkk bi dugg ci buzz et musique léegi. buzz et musique tey nga junj ko léegi nag nga fas yéene waxtaanee démb waaye bu ñu naan tey démb moo tax. ndax xalam dafa nekk groupe bu mythique su ma nee xalam sax. tey jii dama lay bàyyi rek nga faram-fàcce xalam ba ci xalam 1 ba ci xalam 2. ndax ñooñu nag dañoo uf ñu bari ci culture waaye ci musique. dëgg la ni nga ko waxee parce que mënuñu wax ci groupe bu xalam 2. te demuñu ci 1 bi. dëgg la souvent dañ leen di fàtte même bu dee groupe bu duré 4 ans 5 ans la. tout à fait xalam 1 xam nga di fàttali ni professeur
en sciences mathématiques moo ko créé. tout à fait muy Sakhir Thiam. ak après Tanor Dieng jàpp ci fa Tanor Dieng. xam nga des fois nit ñi seen personnage day tax ñu fàtte yéen ñu jot a liggéey ndeysaan. bi ñu ko créé guddul fan. 4 ans la def. mu tas quelques mois plus tard. xalam de créé 69. dëgg la donc diggante 65 ak 69. 69 mais 69 ñoom bi ñu créé waaw. bi ñu créé 69 ñu ngi ko créé tey Nations Unies lañ ko créé. yaa ngi koy romb chaque jour. dëgg la. xam naa ne Babacar mi ngi koy romb chaque jour. dëgg la kii mi ngi koy romb muy immeuble Ndiouga Kébé tey. dëgg la. immeuble Ndiouga Kébé. boobu mi ngi tuddoon Nations Unies. ci lii. fa lañ ko créé Daniel Gandour jàpp ci bu baax parce que rakkam dafa nekkoon aussi benn instrumentiste ci biir groupe bi. tout à fait. ñuy góorgóorlu 10 ans après. ñu yëngal àdduna. dëgg la de. parce que. amoon nañ fi temps. waaw 10 ans après 79. ci dañuy def seen album boobu àdd. album boobu mën nañ ne mooy envol international bi. dëgg la li tax nag ñu bëgg koo waxtaanee mooy. dañu ñoo xam ni patrimoine lañ. dëgg la dañ fi bàyyi seen liggéey. bàyyi fi loo xam ni pour génération future parce que bu njëkk ba. ñu bëri bu ñu daan liggéey dañu daan liggéey pour génération future. surtout. waaw parce que ay pionniers lañ. parce que moment boobu dañuy fàttali ne seen album bi sax. waa bii nii moo nekk seen envol mën nañ ne international gis nga. festival Horizon. Berlin boobu dinañ ci ñëw 79. 79 boobu dinañ ci ñëw. parce que li tax mu graaw mooy. ñoom bi ñuy ñëw style bi ñu indi. surtout fusion musique jazz afro. jazz rock xam nga parce que di fàttali ni Ifa Mbondi mën nañu ñoo njëkk sax def beneen style musical. ba ñu dacte ba ñu dégg jox leen ne. ñoom ñoo créé Mandingo sound. afro Mandingo sound quoi. genre musique sénégambienne boobu noonu. ñii tamit ñëw ci ak Père Ousa Diallo si bokk na ci pionniers yi. mais ñii bi ñu ñëwee dañu indi jazz rock. fusion boobu def ci mbalax. mais affaire bu graaw. mu nekk sonorité yu am solo yu graaw yoo xam ne. bercé nañu bëri ah. non mais dafa graaw parce que ba pare li gënoon graaw ci ñoom mooy tu retrouves pratiquement toutes les langues de ce pays. ci seen biir groupe. dañ doon woy en joola dañ doon woy en soose dañ doon woy en pulaar. dañoo teel a wane benn orientation par rapport culturellement parlant leen ma nekkoon. Sénégal. mais bi yàlla defee ñu tukki aussi ñëwaat. dañoo continuer di enchaîner. di bégal gars yi ci ay musique yoo xam parce que artiste. bu liggéey benn œuvre dafa am lu tax. te tey raar na ñu leen di waxtaanee. dëgg la raar na ñuy dellu si waat ci ñoom raar na peut-être que liñ xëy na ñu ci bëri décédé nañ. ci ay instrumentistes évidemment ci ay mën naa ne woykat yu fa nekkoon. ñu mel ni ñoom Moussa Diongu xam nga. ñoom tey si Cheikh Tidiane Tall. waaw bëri Prosper Niang xam nga moom moo ci njëkk a dem ba ñoom rendre nañu ko hommage. tey Souleymane Faye bi ngay gis fa la nekkoon. Henri Guiabert. Sanou Sidibé Bam. ak Otis xam nga. Otis ñu ci maam ay icônes lañu woon. exactement. liggéey bi tax parce que li tax mu jaaxal moom dama leen déglu bu baax ma ne waa mi ñii. 79 li ñu doon liggéey moom la ñuy wax tey international. dëgg la de. li ñu doon tëgg ñoom 79. ñun tey moom la ñuy wax musique internationale. rythme yi changé yeeg ak yenn affaires yi. dëgg la. tu comprends. donc muy groupe boo xam ni à titre honorifique. gisuma lu ñu leen defaloo ba mu au Sénégal. gisuma lu ñu leen tuddee. dëgg la de. gisuma benn institut culturel bu ñu leen tuddee te patrimoine lañ. mais loo foog ne moo waral loolu est-ce que seen constance tamit le fait que ñu yàgg parce que tamit am na groupe yoo xam ne bu ñu leen xasee ba monté comme par exemple ñu mel ni Touré Kunda. dañuy am longévité. mais ñoom am na changement ci biir dem nañu xalam nekk xalam 1 nekk xalam 2. ba yàgg kenn gisatu leen. est-ce que loolu taxul nit ñi xaw leen a fàtte tuuti aussi. bon dañuy nekk réew moo xam ne culturellement parlant ñun lu bees lañ xam rek. dëgg la mais groupe bi gudd fan ci àdduna bëriwul. Yóbbu Foti tas na. Scorpions tas na yeneen groupe tas na. Jackson 5 tas na. donc groupe yi tas ci àdduna. waaw Beatles xam nga. groupe yu gudd fan bëriwul tey soo jëlee mouvement hip hop bi au Sénégal ñi fi nekkoon groupe ñëpp tas nañu. benn daara ji xëy na waa jamonoy Poos yi xam nga ba léegi. ba ci daara ji sax waaw daanaka ñii dañoo téye base bi. wàññeeku na waaw donc de ce fait que ñun xëy na culturellement parlant wala musicalement parlant entre guillemets ñun ñoo amul boobu culture.
ñun ñoo jàpp parce que tey jii nii Rougui su ma la tegalee yenn son xalam dëy nga teg musique gu tey yi da ngay may neen daali man tegal parce que lii daf may énervé lee du may énervé. Absolument. En fait boobu musique sànq ñu ngi ciy waxtaan ak Babacar. boobu musique da ngay sentir instrumentiste yi di liggéey. dëgg la leen di valoriser. dëgg la mu amoon vent. parce que instrument bu nekk di nga ko sentir. di nga ko sentir xam nga doon sentir. da lay apaiser aussi. non mais si. parce que c'était la vraie musique parce que la vraie musique du tâtonnement. tey de dañuy fecc rek. na fecc mi xumb rek. ambiance. waaw xam nga li ko waral mooy. la koy yëngu. mais musique daa nañ fecc nag. dëgg la. fecc. démb la amoon tey amatul. waaw waaye nag ak i feccam. waaw tey yëngoo am. waaw tey yëngoo am. mais fecc ñoom dañ ko daan def daa nañ bàyyi espace boo xam ne ci biir musique bi. percussionniste bee ko moom. daa nañ bàyyi loo xam ne batterie bee ko moom daa nañ bàyyi loo xam ni kii jouer trombone bee ko moom daa nañ bàyyi guitariste bi. ku ci nekk amoon nga cër di jouer musique. mais amuloon tâtonnement parce que ku ci nekk ci note ngay jouer ci mesure ngay jouer. logique la quoi. musique ku ko mën a def ci àdduna. boo jaaree ci yoon ki kuy déglu. dina ko mën a recevoir. mais ñoom dañ fi bàyyi loo xam ne ñun waruñu ko seetaan mu yàqu. waruñu ko seetaan mu yàqu lu am solo ndax héritage boobu di nga ci ñëw léegi ndax booy seet sax xale yi ci ñoom la ñu war a jàngee daal di. alors El Hadj Babacar. xalam de defe naa ne en tant que ku nekk ci milieu art. mu nekk cinéma. xam naa ne du ñàkk parfois ngeen utiliser seen i sonorité. effectivement. di ko def ci seen i film wala sax ngeen bëgg ñoom liñ daan wayee wala nuñ daan doxalee. génération future yi mën ko doxal. ndax ñoom ñu ci bari seen i œuvre dafa bokkoon ci ay film de grands films sax. waaw xam nga ñoom dañu nekk ay icônes yoo xam ne du ñu fay. su ma nee la du ñu fay mooy dañu am da ngay gis discipline ci seen liggéey. surtout waaw muy que ça soit instrumentiste bi kiy way comme ni mu ko waxee rek mesures yi dañ koy respecter dañuy respecter le temps. aussi da ngay gis ni ñoom aussi dañ daan bind. surtout du ñëw ba ci studio bi rek xalaat Sadia. xalaat Rougui ku nekk nga tudd ko. parce que dinaa way diw mais nga way loo xamante ne thématique lay doon. loo xamante ne parce que tey boo nee borom Paris. te kooku këyitam jeexee Paris day ñibbi si. dañ koy ëppale waaw yu demee noonu day doy waar que ñuy way thématique. je donne l'exemple de maman Kiné Lam. j'écoute moom it boo xoolee. ay thématique lay woy ak ñeneen bu ma cité waaw day am solo su rawatina nag groupe bi nga xam ne da nga ko cité ku mel ni tonton Tafa le bassiste percussionniste bassiste dañuy mës a discuter ci Facebook après ñuy bind ba benn moment ma ne ko vent amatul ci musique il m'a demandé t'as quel âge waaw te fekk ne ñoom bi ñu musique boobu xëy na sax juddooguma ba pare ñu partagé lu bari que aussi dañu yaroo ci kër goo xam ne dafa amoon 33 tours. ba pare am nekkoon kër gu ñuy fréquenté. muy nuyu sama maam Asi Mbay Baba Sayer Marème Daour. mu nekkoon foo xamante ne daal ñu ci bari da ngay gis ni da nga ko doon dund. ñu yaru nag ci loolu nag mooy comme ni ma doon wax sànq passé bi pli bi day jaar yoon. xam nga da ngay correct et cetera. que musique daal njàngale la woon ak loo xamante ne da nga koy consommer sans bruit. surtout Badou. C'était des exemples comme ni ko El Hadj waxee ay exemples lañ parce que tey jii seen solo rek dafay yee nit dafay tegte ni day tax ñu xam ne kii porteur de voix la donc li muy véhiculer day feeñ ba ci texam waaye day feeñ ba ci solinam ak comportement am aussi. waaw mooy li mu daal di wax chaque jour dafa bu njëkk ba dafa thématique la woon quoi. donc da ngay xam ne lii éducation la bu ñuy woy nii am na leneen lu ñu ciy jublu. mais à travers boo xoolee historique bi mu wax nii yëpp parfois man damay jékki-jékki toog na sànq sax ma ne ki lii xalam comme conservateur quoi. waaw comme conservateur. parce que ak li tur yi ñu fi jox ñi fa jot a jugee ñëpp ñoo xam ne jaar neen fa def nii. te tey boo xoolee ñooñu ba léegi ba tey jii nii bu ñu woyee da ngay xam ne ñii instant yi woy neen. donc dafay baax tamit parfois comme Ndiaye ñu ko waxee ñu la ñuy delloo njukkal. xam nga wala parfois à titre honorifique sax ñu am sax au moins lu ñu leen décerner. te parfois tamit ñuy delluwaat ginnaaw jëlaat seen son yi ak modernité bi nekk nii. c'est vrai daf ciy baax. ñu mixé jigéen ancien bi ñëwaat ba si ñëw kii bi nii. donc voilà quoi il est temps gars yi jéem a suqali tuuti affaire delluwaat waaye ñu delluwaat ci démb tuuti. nekkoon nga fu am solo waaye boo ci paree rek dinaa la laaj ndax dina yomb ak génération bi ñu nekk léegi dañoo bëgg a fecc de bëgg ambiance. waaw mooy li ma la wax sànq Youssou Ndour bi muy woy sabar. c'était vers les 80.
boo dégloo Omar Pène boo déglu groupe yu bëri ñi tëgg tey. Boy Guiri li mu doon tëggkat tëggatu ko. waaw. Boy Guiri la mu doon tëggkat tëggatu ko Aziz Seck la mu doon tëggkat tëggatu ko. tëggkat ndaanaan laa lay wax nii. sabar tëgg xam nga Ifa Mbondé nga ko fi dugal. moo ko dugal ci musique sénégalaise percussion. après xalam 2 super jamono super étoile. xam nga ku ñu ko ainsi de suite muy yaatu. en fait bu dañuy jaawale percussion instrument la rek ci biir musique sénégalaise waru ko dominer. ba nit ki jàpp ne dafay war a mën a yëngu musique ambiance am na. musique ambiance am na évidemment mais xam nga musique daf ci am ku nekk rôle boo war a jouer. mooy lu ñu bokk mooy patrimoine national culturel. nan lañ war a mën a fexee ba tey suñu musique bi li fi xalam de bàyyi. du yàqu. dëgg la te xale yi bu fekkee ni nii lañ ko bëgg a jàppee fañ jëm mur ba la ñuy mbëkk. ndax musique sans wax ci boppam elle est thématique. parce que loolu nag damay dégg connaisseurs yi dëgg sa genre gi. di ko wax parce que instruments yi dañuy wax. mais xam nga ku mel ni ñun duñu percevoir loolu. ñun guitare bi na kii rek ñu koy sentir mais duñu xam la guitare bi bëgg a wax sabar gi noonu. tama bi noonu mais ñi nga xam ne xam nañu musique dëgg war nañu xam ne instruments yi dañuy wax te ku ci nekk dañ ko war a jox temps de parole am. waaw xam nga solfège do ré mi fa sol la si do moom. ay note la. te ku nekk note ngay jouer. te note ba dafa am muy wax. gars yi jëluñu seen guitare rek te ne nañ non moom dafa yor instrument bi la mën a waxee. kële Assane Thiam lii la mën a waxee. Mbaye Dieye Faye lii la mën a waxee. sabar dana wax. surtout lu nopp di dégg. dafa fekk ne xëy na oreille musicale lañ amatul. parce que peut-être que ñun ñi nga xam ne ñu ngi ci médium bi di liggéey ci wàllum rajo yeeg télé yi te war a mën a valoriser. li tax tey benn woykat toog ne man de dama musique nga déglu yow ni nga tegee xalam de. déglu orchestre bu ñuy wax Gorom. wala benn orchestre bu ñuy wax Nder de Dakar wala benn orchestre bu ñuy wax Kër gi détail noonu mu jàng ci lu bari. ñun ñoo ko defatul. ñun ñoo valoriser au fait li nga xam ne moom mooy peut-être bruit bi. dëgg la dajale ko ci ñetti nit wala ñeent. moo tax ñuy fàtte xalam de. mais xalam bi nag en tant que instrument dans tout ça. waaw instrument national à cordes 3 cordes léeg-léeg 5 cordes. di nga ko trouver chez les wolof. di nga ko trouver chez les pulaar. di nga ko trouver chez les Joola et Konting. muy yëfi ndaanaan de. xala ma neex voilà mais aussi di nga ko trouver boo toppee cosaanam di nga ko gis Égypte. dëgg la. ak façon am daanaka boo leen daan seetaan Coupe d'Afrique da ngeen gis égyptien boobu xalam boobu muy yor. voilà ñoom seen boobu lañ yor. boo demee Inde am nañ seen bos. instrument à cordes yi. traditionnellement dafa bokk ci ñun. mais dafay ay instruments yoo xam ni doon instrument baadoo la. dama lay wax nag lu leer. waaw. sabar. du buur baadoo la ci kër buur la daan ne. ndaal yow ban année nga judd yow. foog mu leer quoi tamit foog mu leer quoi moom lay war a laaj ban année wala nga laaj ko foo yaroo. waaw yi ngay gis ni instrument traditionnel yi ngay gis biir ëtt kër buur la daan nay. macha allah te mbir ak daan génnee. dëgg la. léegi nag jamono dox na bañ boole ko suñuy instrument. mais nelaw nañ ba tubaab bi moderniser ko à sa façon. ñun ñu koy jënd ñun ñu jaayanteeg tubaab bi lam yor. muy guitare xalam la tey. balafon ñu dem yóbbu non ñu yóbbu ko ci piano. ñu yóbbu ko ci lee. xam nga voilà kii bi sabar ñu kii ko mais tubaab bi il est intelligent moom bi mu amee loolu ba pare dafa ñëw di jàng suñu bos parce que xam na ni tey xam nga accordé xalam accordé guitare ko gën a yomb. fukki junni yoon xoolal kooraa mais loolu moom mooy suñu cosaan tey yow. ak noo mën a muñ bu ñu defee tama nga yëngu. dëgg la. parce que dafa bokk sa cosaan. dafa bokk sa waaw xalam noonu la donc xalam nag ñoom ñi ngi inspiré woo ci tour boobu. comme ni ma la wax professeur Sakhri Thiam. bi nga xam ni moom bindkat bu mag la. ah oui des hommes de culture. parce que man bu ma xamee ne sax kii di professeur Sakhri Thiam ak kii di Ousmane Tanor Dieng bokk nañu ci ñi nga xamante ne fa Ousmane Tanor sax laay wax yàlla na ko yàlla yërëm. c'était des hommes de culture yoo xamante ne ñoom tette nañu xalam bi. nga xam ne. waa xam nga bu njëkk ak léegi du benn. léegi bu ñu ne homme de culture dinañ xalaat ne taaxuraan wala dara mais c'est des
ay bopp lañu. mais terewul ñu ngi intéressé wu ci culture bu baax. waaw parce que dafay bokk ci aussi lan la ñuy ban définition la ñuy jox culture Sénégal. Sénégal boo nee culture ñu ne mbalax bi boo nee art ñu ne mbalax. xam nga da ngay gis ku toog sax ne la benn mbalax man bu ne la man art bi xam nga. voilà waaw day bokk ci waa définition bi ñu koy jox quoi mais culture dafa yaatu parce que am na art visuel am na art plastique am na leneen ak leneen. lépp loo dégg. ci olof ñu ne la cosaan ak aada moom la tubaab définir culture. cosaan ak aada. donc ñun nag fi ñu réeree comme ci groupe bu mel nii tey ñuy waxtaanee tey boo xoolee Cheikh Tidiane Tall ñi mu defal ñi mu liggéeyal ñëpp. xalam dër jàngee. le philosophe je ne l'appelle pas le philosophe moi le gars là le philosophe de la musique africaine. ki nga xam ne 50 ans la rawee musique sénégalaise Souleymane Faye. ah non xalam dër la nekkoon. c'est un grand. Moussa Jongo Moussa Jongo. dañ daan toog ma toog mu bind wax demoon na bindoon na ay mbir yoo xam ne dafa ne gisul ku ko mën a woy Sénégal. waaw moom wax na loolu ma dégg man sama nopp parce que ñoo bokkoon benn kër. ak ñeneen ñoo xam ni ñoom Henri Guiabert ñeneen ak ñeneen mën nañu citer pas mal de personnes. baax na tey nguur gi. wala ñu nekk ci secteur culturel bi. pour won booy yi ne leen ëllëg. lii ngeen war a représenter Sénégal parce que nit ku ne dina fi jógee. pour won leen loolu ñu gën a mën a liggéey dañuy honorer ñooñu ci ay à titre symbolique. tuddee leen benn mbir. tuddee leen ay mbir su ko defee xale bi dina romb ne kan mooy diw. ñu ne ko diw de mooy lii la liggéey réewam. mais est-ce que xalam fan la ñu toll ñoom actuellement xalam 2. waaw ñi ci des ñoom Idrissa Diop. waaw ñoom Seydina Issa Wade sax fa la jaar. xam nga ñoom ñëpp fa lañ jaar ci xalam 1 ba ñoom évidemment. dëgg la formé waatoon nañ ko fi 2015. defoon seen comeback xam nga ñëwaatoon comme ni ko Baobab defee. mooy ce qui en reste quoi. parce que ay patrimoine ay institution la. tey jii j'aurais bien aimé tey ñu gis yenn jeunes yu dem. volontaire yu toog seen keppaar ngir ñu ne xalam 3 sax. pourquoi pas parce que institution la warta dem. benn Michael Souma tey bu demoon ba ne bàyyi na musique bàyyi na lépp war na am ku jël relais bi. ainsi de suite man noonu laay xaw a xalaatee. defoon nañ 2015 bon décembre bu ne souvent dinañ ñëw Sénégal. ci ñu ci dajaloo tëgg yenn affaires yi. mais kenn du ko yëg. parce que Sénégal léegi boo deful buzz defoo bruit. te ñooñu nag ñu def buzz ak bruit. ñu bañ a def buzz ak bëri fu ñu wóot. mais ñoom nag naa leen nag parfois nag dañuy xaw a jël bitim réew trop. xëy na fa la ñu gën a amee public xëy na fa lañ leen gën a xamee fa lañ leen gën a mën a consommer seen musique. mais terewul nag dañoo war a imposer wu fii aussi parce que tamit buñ ci seet ne nit ñi ñu ngi leen di déglu wala déglu ñu mais nañ ci seet ne dafa am ñoo xam ne ñu ngi leen di jàngal. parce que loo xamul mënoo ci intéressé wu. y a une génération. qui suit leur pas. te ñooñu dañ leen di soxla à leur côté pour ñu mën a am fit. pour eggali yoon bi nga xamante ne moom la ñu bëgg a jël. d'accord na mën na ne mais xam nga des fois métier dana la yóbbu ci yenn horizon wala yenn monde boo xam ni sa vie fal fa lay doon ah. dëgg la Touré Kunda daawati géej ñëw nañ def seen 40 ans au Sénégal Mbour lañ ko defee woon. pas mal public bi demeewul woon noonu. dëgg la parce que ñoom ñi ñu doon wayal. ñi ñu bercé. tey ñi ngi ci jàkka yi ñi ngi ci jumaa yi. xam nga ñi ay maire lañ. parce que dañ fi gëj aussi. waaw non même non ñi ngi doon ñëw nag ah. ñi ngi chaque année dañuy ñëw Sénégal day chaque année dañuy ñëw mais ñi doon bercé ñi nga xam ne ñoom tey boo nee xalam mooy tëgg. ñooñu dinañ ñëw ñooñu mënatuñ dem ci événement. donc du coup waaw moo tax léegi. public bi moo renouvelé wul. waaw ba pare daje nañ ak yeneen link fële. ñu ngi ci parce que da ngay màgg looy gën a dem buntu di ubbeeku xam nga cinéma bi tey mën nga dem ba dem di liggéey ak benn maison bu nekk bitim réew. dootoo am temps wu toog Sénégal xam nga kii dañ koy soxla kon su boobaa. mais décembre bu ne ñi ngi Sénégal. bu ren bi incha allah rabi bu ñëwee mais est-ce que ñoom sax 31 décembre bi je pense que dañuy tëgg sax de ñoom ah. waaw bii dañuy tëgg ñi ngi répété sax suñu wet fii nag. waaw ñi ngi fii mais bii moom dinaa jéem a dénicher parce que jot naa ci am ay papa yoo xam ne waxtaan naa ak ñoom. pour bii ñu jéem leen a am sax au moins ci soit ci plateau wala ci benn émission. surtout waaw remémorer certaines choses. waaw waxtaan ñu xam ni ñenn ñi ñoo ci des. au moins peut-être que aussi bu ñu élever seen voix. li may jooy nii dinañ leen ko defal aussi. ndeysaan est-ce que duñu dem seetaan leen sax. waaw waxati. parce que léegi maison boobu moo wutee lii patrimoine culturel. ñu ba dañ foog ne waxati bi mooy yéen a ngi waxati. déedéet benn structure la wutee patrimoine culturel xalam. d'accord moom la ñu rendre hommage ci biir son boobu waxati. waxati est-ce que c'est pas l'heure en mandingue. peut-être. bon alors ñu dem seetaan ko régie dellu si waat eggali waxtaan bi. xaaral ma ñëw jox la li ma wax sa waay ne bés na bés may xaar ba bés ni tey
alors voilà dinañ ci dellusiwaat léegi alors Ndali maa ngi ko doon junj léegi parce que tamit xalam booy seet bu ñu jógee ci xalam ñëw ci xalam 1 ñëw ci xalam 2. sànq yaa ngi ci doon dugg. génération yi nga xamante ne tey jii. ñoom ñoo nekk di bëgg dugg ci li nga xam ne mooy folk mooy jazz mooy afro bi. ñooñu est-ce que tu penses que ne mën nañu assurer wala xaw nañu mën a di assurer topp tànku xalam ba mën a assurer relève bi. néew na trop. ba ma ci doon dee kenn. non kan lay doon Sénégal am na peut-être quelque laay wax. ñoo xam ne xaw nañ jël xam nga léegi artistes yi li ñu jël dafa yomb. dëgg la koo ci laaj mu ne la wóorul lay def. waaw de. xam nga nit ki mënoo ne da ngay ñàkk identité aussi. identité musicale dafay am dëgg la ouverture am na world music c'est quoi. world music mooy musique du monde. absolument mais nit ki da ngay am identité. da nga am statut en tant que artiste. ñu xam la ci waaw da nga am culture boo war a jaay. tey Baaba Maal bu demee à l'étranger fu mu taxaw dañuy xam ne c'est Baaba Béy di Maal. waaw. ci soloom ci léppam. Youssou Ndour il n'est plus à présenter. tout à fait Omar Baye Peng Afro Feeling depuis 75 moom lay def. tout à fait xam nga da ngay naan kii kenn mënu ko topp musicalement parlant. booy yi la mag ña doon def lañ deful xam nga mag ñi nu ñu doon def. su ma nee la Youssou Ndour mës na tay la ay dàllam pour am passe bu mu demee Gambie defi ay recherche di nga ma gëm. su ma nee la Omar Pène toog na 3 ans biir Kaolack di jaabante Kaolack ak Gambie pour def ay recherche ak Ziguinchor di nga ma gëm. d'ailleurs Ismaïla Lo mi ngi duggee super jamono Ziguinchor. maanaam da leen a jaraloon. recherche xalam 2 soo gisee musique bi bu seen musique nee na mel da nga xam ne ni recherche ko waral. fu nekk lañ daan tibbee mbir di fa jëli ji mbir. dëgg la parce que c'est ça la musique au fait. exactement ba pare da ngay am enregistrement am ouverture. xam nga am épouser yeneen musique xam nga am léegi fa la àdduna toll. mais booy la ñuy def nii. non dafa yomb nag. léegi dañuy toog seetlu li ma la wax. que 2021 ñi woy ñëpp noonu la ñuy woy ak ay affaire de noonu ak ay détails noonu. absolument bindatuñu. surtout. jël nañ noonu gi conscientiser tuñu. koo wax ñu ne defante xeexante. parce que ñoom ñooy defante seen biir. voilà mais man ma jaaxal man c'est à se demander sax que avant est-ce que rivalité yi soxorante yi. est-ce que amoon na bu njëkk ba. non dina ma laajaat sama âge nag. non yow loolu pare moo ci yow de yow man ma wax la ne la rugi. ñii li ñuy def jigéewul rivalité. dégg naa dëgg de. ñun dégg nañ fi Ablaye Mbuum Njaga Mbay ci suñuy nopp lim ñu mag. dégg nañ fi suñuy yaay yi ci suñuy nopp. léeg-léeg ci biir way sax. dégg nañu woy ki woy lii kee way lee ñu xam woy walan la. dëgg la mais dafa rafetoon. dafa rafetoon de. dégg nañu Youssou te ci liggéey lañ koy def ñu xam ne liggéey bi mooy concurrence. Youssou Ndour ak Omar Pène ñun fii la ñu fekk nag. dëgg la. bu Youssou Ndour du war a génne le 25. Youssou Ndour le premier Omar Pène le premier. mais ci musique lañ daan def parce que kii bu génne lu neex. kee daneen damay génne lu dàq li mu génne. wallaay mais ñii li ñu def de concurrence bu seen. ñi concurrence ñu xam nga la mooy concurrence tey. ñoom lan moo nekk seen objectif. ñële seen objectif moo nekkoon imposer musique mbalax au Sénégal. surtout parce que. ku nekk di gën a moo fi amoon. salsa bay sa waar daal ku nekk jazz di gën a bay rhythm sa and waar. blues yooyu la mag ñi daan déglu. ak musique Afrique centrale. la rumba. Bambaya jazz Guinée. surtout n'est-ce pas ñoom boobu moo fi amoon ñii mag ñi ñëw ne lii la ñoo ko moom ñu imposer ko au Sénégal. ba di ko yóbbu bitim réew. dëgg la booy seen salaat ji mooy nan la ñuy fexe ba bokk ci au niveau international musique sénégalaise am reconnaissance. parce que tey bu Youssou Ndour xëyoon ne bàyyi naa way. Omar Pène ne bàyyi naa way. Ismaïla Lo ne bàyyi naa way. Baaba Maal ne bàyyi naa way kan moo ñuy représenter au niveau international. kon mu taq suuf. donc baax nañ ñoom parce que ñoom ñii ñëpp daanaka léegi looy wax ñu ne afrobeat. dëgg la. mais Naay Jaa bi mu dafa imposer style am. pourquoi ñun mënuñu imposer suñu style. y a combien de sonorités culturellement parlant yoo xam ne boo duggoon Ziguinchor da ngay naan noonu ñii lan la ñuy tëgg nii. macha allah njuk du séeréer. ma bàyyi la nga finaliser ndef du séeréer xam naa ne moom. mais non mais c'est li Badou wax moom laa lay bëgg a ay rythme la quoi. Daali. waaw tu as quel âge. Daali kay est-ce que deful réincarnation. non c'est juste que yàlla est-ce que deful réincarnation. non daa uuf rek daa uuf ci mag ñi rek. dañ naan xale bu loxoom setee. mën a bokk ak mag. looloo ko dal nag macha allah. waaw xam ma bàyyi la nga jeexal. ku Michael Souma yar moom. macha allah wallaay. Prince yar la.
alors ñoo nga fekkoon fi ay Simon Meles Yàlla. le grand homme de culture. waaw ñooñu xam nga donc c'est normal bu ñu toogee ak ñoom du ñu perdre suñu temps ci dara loolu di leen laaj rek. dëgg la lu ñu xalaat rek laaj leen. dañ leen di laaj ñu ñuy wax ñuy duggaat dem di recherche. aussi di ci nuyuwaale Père Bouna Ndiaye ca États-Unis suñu papa la. vraiment moom it waaw ñu ñàkk ki ñaan lool nag tamit ndaxte yaatal nañu xale yi daal. bañ ko xamee ba léegi aussi deful lu dul di ñu dollil. di ñu xamal ay mbir. suñu gisee buñ na waxee sax erreur dinañu rectifier. nañu demal defaat lii nga jàngi. di wax ni daal nañuy ku joxewul cër. surtout magu démb ñu leen bu ñu leen joxul cër. ñun bu ñu xaar ñu jox ñu cër. exactement lu am solo macha allah Buzz et musique tey ñu nekkoon ci Buzz doon waxtaanee rek groupe mythique bi nga xamante ne mooy xalam ba ci tey muy xalam 2 noonu la ñuy def dem jëli bàkk bi dugg ci cinéma. alors cinéma tey li ñuy waxtaanee mooy décor et accessoiriste ki ñu fi dalal muy El Hadji Babacar Diallo alors Badou defe naa ne décor bu ñu ko dee wax décoru cinéma meuble yi ci la bokk bijoux yi ci la bokk xanaa tableau yi ci la bokk waaye lépp loo xamante ne rek mu ngi ci environnement bi que ce soit théâtre wala cinéma wala série yeeg ñoom seen loolu yépp ci décor la bokk wala ci suñu plateau bi télé tey lépp ci décor la bokk. waaw daanaka loolu lépp ci décor la bokk en fait décor c'est très complexe. absolument yaa dafa bëri ay naka mu tee sax ay parties yoo xamante ni dafa bokk ci décor. mais tey jii nii boo xoolee en fait décor lan la mën naa ne décor mooy wane environnement bi nga nekk. tey décor dafa bokk ci premier élément boo xamante ni moo lay situer ci li ngay seetaan. boo gisee tey jii boo duggee tak gis décor rek. automatiquement identifier nga ci lan laa nekk ak ci ban endroit laa nekk. tout à fait dafa mel ni comme bu ñu dee tourner tey. lépp lu nga xam ne moo ñu wër gis nga lii tey jii mën nañ ne lu fi manqué rek. dinañu xam ne lii dafa bokkoon ci décor bi te nekkatu fi. voilà loolu en fait lii nii yëpp lii préparation décor la quoi mu ngi gisee ni décor boo xamante ni prêt à tourner la yooyu noonu. mais tey jii décor dafa nekk loo xamante ni c'est un élément boo xamante ni mooy premier élément d'identification que même que acteur bi sax. décor ci à travers décor bi rek moom mën na liggéey ci personnage am. parce que day imprégné wu dina xam ni fii mooy sama endroit fii laa dëkk fii laa jugee. donc c'est un élément boo xamante ni automatiquement da lay diriger. xam ne fi da ngay xam fi nga jëm. tey nag du ma xuus lu bari damay bañ a xuus lu bari sama waaw dama bëgg tey moom mi fi toog nii moom yàgg na ci day la dafa mën laaxatu nag dafa mën laaxatu yàgg na ci am na ci xam-xam mais tey jii nii El Hadji Babacar li ma la bëggoon njëkk a laaj mooy lan la décor di signifier exactement ci œuvre cinématographique. waaw vraiment merci ci dalal beeg question bi ndax décor dafa nekk loo xamante ne dafa am solo ci œuvre cinématographique. ndax bu ñu la joxee bu ñu la contacter pour le décor li ngay njëkk a xoyër scénario bi mooy yan décor nga am. aussi ci biir décor bi am na moment yi ñuy préparer le décor parce que aussi décor day dugg ci psychologie personnage. mais parfois aussi ci psychologie scénariste bi wala le réalisateur. D'accord. Aussi il peut arriver aussi ñu scénariser sans décor. Parfois aussi ñu jox la code couleur. ci loolu ngay campé wu pour mën a créer le décor mais aussi indi ay propositions pour le réalisateur ci li nga xamante ni mooy idéologie wu scénario bi wala idéologie personnage bi su ko defee nga mun na scénariser ne la lii laa soxla lii vision bi laa am mais ci biir vision boobu aussi yow it en tant que décorateur wala en tant que accessoiriste da nga am yoo xam ne da nga koy proposer yoo xamante ne da nga koy teg mu xool apprécier ne la te baax na wala mu dindi ko et cetera mais loo xam ne aussi day aider l'acteur à ce que mu mën a identifier wu dans l'espace. bu dee par exemple émission la tey jii nga tegal ko plateau boo xam te ne moom bu ñëwee day sentir ne tey ci plateau télé laa nekk. même bu fekkente ni ci salle nga koy defee wala ci ëtt mais moom day fàtte ni sax ci environnement ci ëtt laa nekk mais day gis ni moom ci plateau télé la nekk. waaw loolu moo ci aspect bu am solo bi. maanaam un décorateur aussi décor bi ñuy def ñun en général cinéma du décor bu ñuy booy fekk mais en général da ngay créer décor. d'accord alors ci création boobu noonu est-ce que yéen bu ngeen di créer da ngeen koy liggéey wala da ngeen ko jàng
wala film bi lu mu laaj rek ñoom ñoo naan leen defal ma lii wala yéenay am seen créativité bopp tey jii boo ñëwoon ci suñu plateau ne tey lii ngeen soxla wala nga ñëwoon ci plateau benn série wala benn théâtre nga ne tey décor bi lii la soxla yow yaay jël sa propre initiative teg sa décor. waaw décor bi day dépendre ci scénario bi. d'accord day dépendre ci ñoom li ñu bëgg a def lan la ñu am idée comme décor. d'accord même bu fekkente ni binduñu ko boo partagé ak ñoom da ngay xam à peu près lii lañ soxla su ko defee ci sa créativité nga créer le décor. parfois aussi mun nañ la wax ni RTS abal nañu par exemple benn salle. wala bërëb sangam abal nañu salle mais boo demee aussi da ngay orienter le décor vers ñoom li ñu bëgg. bu fekkente ni loo war a wàññi la nga wàññi bu fekkee loo war a yokk nga yokk. bu fekkente ni ay tableau wala dara nga war ajouter et cetera. loolu mooy aspect wu décor bi. jàng bi nag malheureusement amul école. wala peut-être école des arts ngay génnee. may profiter di remercier OT. professeur Omar Touré. parce que bi may gën a nekk xale bokk na jàpp na sama loxo boole maak benn ku mu doon liggéeyal marque ISRA. mu dugal ma école des arts. xam naa peut-être lii la gisoon. xëy na aspect boobu nga ci am wala mën-mën bi fekk si la. nga jàng ko dans le temps mais amul école boo xamante ne dañ naan la même bu fekkente ni ci fu mel ni ciné banlieue la ma leen nuyul de passage duñ la ko jàngal comme qu'il faut day am film nga def ko jaaree foo nekk un accessoiriste wala un décorateur mais amul kii bi mais ci sa aspect technique ak créativité ci ngay parce que équipe la ci ngay jëlee les idées de hors à travers nga dem def les recherches dépouiller le scénario xool lii fan nga ko mën a amee dem fu mel ni salle de vente fu mel ni feneen ak feneen pour mu am ce qu'il faut après nga ñëw exposer. très bien Ndali. beneen monde la waaye beneen monde la déjà amul école boo koy jàngee donc don lay mën a doon ak xëy na métier yàlla waaw yàlla kii la ci quoi ñoo dama leen di bàyyi ñu waxtaan parce que non yaa ngi ci non si non c'est que en fait c'est non parce que dans ci musique sax day am décor non mais c'est clip yooyu dañuy def décor ak yooyu surtout maintenant gars yi commencé nañu def décor dans les par rapport ak cinéma bi ma gis Sénégal juste que lenn moom xaw a jaaxal rek te souligné ko ci sa biir wax moom mooy scénariste yi ñoom ñooy définir décor yi donc décor bu xaw a africain bi dëkk bi culturellement parlant doo koy sentir souvent léegi on a tendance à voir benn dëkk boo xam ne tout est cité xam nga. luxe bi daal moo ci ëpp c'est un peu valorisé par rapport rek. ci côté boobu noonu laa doon bëgg a ñëwee sax parce que boo xoolee. suñu fii les jeunes réalisateurs ñoom laa mën a wax quoi parce que pas ancien mais jeunes réalisateurs dañuy gis ni ñoom joxuñu trop importance su décor. je sais pas nag parce que peut-être c'est la facilité wala ñoom luxe boobu noonu moo leen gën a wala ils sont dans la facilité wala c'est quoi le problème exactement ba léegi gisatuñu décor bi ñu war a soxla nii si benn si série et autres. waaw xam nga parfois da ngay dajeek nit mu wax la am naa projet am naa film dama ko bëgg a def mu yóbbu la ci benn par exemple benn kër goo xamante ne maison mooy appartement à louer. xam nga appartement à louer il faut nga accessoiriser ko. parce que am na accessoire am na décor mais am na accessoire de décor. appartement meublé yi quoi. waaw meublé yi. léegi appartement meublé yooyu parfois da ngay ñëw fekk un vide parce que c'est bien rangé benn lal benn armoire. jeex na léegi nag pour mu am vie. da ngay xool ban personnage moo fa dëkk. personnage boo fa dëkk nag bu dee jigéen la dafa war a am ay diw ay parfum et cetera yu nekk ci coiffeuse bi et cetera léeg-léeg sax dina am benn serviette bu ñu sànni à côté. tout à fait soo xawee romb douche bi di nga fekk sax njàmpe. dëgg la su ko defee ñun suñu rôle mooy nga fexe ba mu am vie. mais da nga ciy gis ñoo xamante ne aussi ñoom ni mu luxee noonu rafet. noonu lañ koy soo tegee benn dàll sax ñun la non dàll bi na dañ. fekk ñu xamuñu ni mooy jox vie. l'histoire parfois nga gis histoire boo xamante ne y a des enfants wala y a un enfant mais xale bi duñ ko wane. mais da nga koy wane ci ay jouets. tout à fait ci ay fowukaay yoo xam ne da nga koy dans le film da ngay sentir ne am na xale dans l'histoire. tout à fait mais or ci biir histoire bi doo gis xale bi. dëgg la. waaw moom loolu mooy aspect wu un décorateur et accessoiriste. tout à fait alors est-ce que tey jii acteurs yi ci la ñu bokk seen i solo seen bijoux seen létt wala accessoires yi ñuy takk est-ce que loolu yéen a koy gérer wala scénariste yi. waaw dafa am xam nga cinéma. c'est toute une équipe. tout à fait équipe bi nag chaîne la. mais amul kenn mënul dem bàyyi sa morom. muy ki def lumière muy costumière muy maquilleuse wala maquilleur bi et cetera. mooy
man ba ci sac bi nga xamante ni tey jii ndaal yi da ko war a yor. dama ci dem waxtaan ak ki nga xam ni mooy costumier bi. su ko defee su ma ci waxtaanee moom dina xool d'après li muy soloo ban sac la àndal. d'accord mais mun na la wax ni bàyyi ma gérer sac bi. léegi sur place moom dala koy jox comme accessoire. waa ilaa yow nga dem indi sac boo xamante ne mooy day. ànd ak li muy sol. très bien loolu mooy suñu kii mais du solo bi du en général ñun duñu dafa am spécial kuy gérer solo bi am na spécial kuy gérer maquillage mais parfois aussi aide mun na am. lii laa bëggoon noo ko gisee nga jéem ko ku nekk jéem a xool noo jàppalee sa morom parce que lépp rek c'est une équipe. mais juste que Rougui. tey dañu gis États-Unis dafa jël dëkk. jox ko cinéma quoi. y a tout là-bas. waaw. mën nañ fa filmer léegi film indien. def fee film cowboy def fee film année 2050. lan moo rendre difficile yéen seen boulot au Sénégal ndax tey mën nañu xaar Babacar dem tey ci ñaay bi ñu créé fa benn décor. mu doon dëkk cinéma lan moo tax seen métier difficile au Sénégal. waaw difficile c'est vrai mooy parfois par exemple boo waree def film d'époque. def nañ fi ay film d'époque. mais parfois da ngay soxla benn ancien combiné téléphone mooy jàpp wëndeel bi. parfois day difficile. parfois da ngay dugg fu ne pour am ko parfois nga soxla machine dactylo. yu demee noonu xam nga nit ñi léegi dañuy am tendance lii de baaxatul sànni. absolument man di def appel nag bu leen sànneeti. parce que am na ñu koy soxla. suñu genre gi wala nga yóbbu ko fi nga xamante ni mooy feeraay. gars yi bu ñu ko tasee lu ndaw lañ ciy génne li ci des yëpp. dañ koy sànni or dans les histoires dañ koy soxla poto jigos amatul. mais sama genre gi fu ñu ko gis dañ koy. ñaan dañ koy soxla après jël denc. parce que soo seetloo kër ga fu nekk laa dugal bagage ma leen di jéggalu. waaw loolu nag bëggoon naa si ñëw aussi. parce que nag buñ ne accessoiriste. xam naa ne war ngaa bëri bagage. ndax j'imagine que ne parfois da ngay defar sax. waaw décor yi ngay soxla parce que mënoo ko am. waaw c'est vrai mënoo ko am mais parfois da ngay def mën nga ko créer lu maanaam. du lépp yaa koy defal sa bopp. d'accord. léeg-léeg nga dem ci suñu artisanaux yi ñu de créer la benn affaire nga jox leen image yi expliquer leen ñu créer waat ko. d'accord. wala nga dem ci koo xam ne daal liggéeyam màcc na ci loolu nga expliquer ko li nga soxla mu defaraatal la ko mais parfois aussi fu mel ni salle de vente ak yu ni mel wala yenn kër yi. nga ko dem fekk fa yenn bagage. pàkk lambaay yooyu. parfois en général day am objet yoo xamante ne mën nga ko fa récupérer mais li ci gën a difficile mooy li nga xamante ni mooy espace bi ngay am pour denc le matériel. parfois day difficile ambition yi nag nekk na ci am hangar boo xamante ne. lépp luy matériel boo xam ne lu yàgg la wala luñ mën a denc. da ci nekk te ñun on travaille en équipe da ngay gis benn Moussa day soxla benn dunk sax woo la ne la lii fan laa ko mën a amee. nga jox ko tegtal parce que. ñun boo seetloo may profito di nuyu tonton Moustapha Ndiaye Picasso. le pionnier ak Omar Sall bi nga xam ni ñun ñëpp moo ñu encadré ci décor bi ensemblier Demba Ngom. Jean-Jacques Dernouville ñoo ñëpp. dañ nekk ñoo xamante ne. ñoom lañ fekk ci milieu bi. mais aussi ñooñu ci ubbil parce que ku nekk aussi da nga am sa nu ko tëddee. da nga am sa approche. dëgg la ci wàllu décor. mais chaque fois ci koo wéetal wala koo bokkal projet. da ngay gis ni am na lu mu lay jàngalaat loo xam ne xamoo ko woon. c'est vrai ba ci créativité bi ngay wax. léeg-léeg nga dem foo xamante ne ci saa si le réalisateur jékki-jékki rek ne je veux ça. telle chose nga war ko créer ci saa si wala nga war a dem. doo ko wax déedéet. image yi lan lañ ci mën a jàngat. waaw image yi c'était avec Evenprod. tout à fait. mais dañuy sant yàlla parce que on a eu à def théâtre bien avant sax xalaatuñoo dañuy def décor. dañ nekk ak suñuy grand yu mel ni Leyti Fall président Arcos. jaar ci ay Boubacar Seck. ñoom Aline Diop. ñoom Ibrahima Mbaye Soppe ñu formé ñu ak Sadia bi. tout à fait Papa Mamadou Diop. duñu leen fàtte ba pare nekk membre espoir de la banlieue. donc mu nekk loo xamante ne dañ ciy nekk au jour le jour. même bu dul décor bi même suñu benn pièce théâtrale yi dañuy defar décor. parce que bëri na yoo xamante ne ñun ñoo koy defal suñu bopp. dëgg la su ko defee même boo jéewul. da ngay indi beneen touche ci li nga mën muy décor bi. et cetera kii nag benn série la bu ñu doon def depuis 2016. boo xamante ne Evenprod ñoo ma ci convié woon.
ma ci doon tourné parce que ñoom bi ñu tourné sax bay pare lañ ma contacté. ne ma dañu soxla benn personnage. te d'après bi ñu laajtee dañuy yow yaa ko mën. ma laaj leen ñu ne ma ko xelam wàññeeku. ñu expliqué ma ñëw fa ñu partagé vraiment. mu nekk projet boo xam te ne après dafa nekk projet bu ma yëg. maanaam. mais defu la problème le fait que ngay joué koo xamante ne xelam dafa wàññeeku. non du doon problème parce que dañu tàggat ci personne ak personnage. très bien quand nii c'est la personne. mais bu ma demee ci personnage bi nag. personnage fu ñu la jox xameewu ma ndey xameewu ma baay xameewu ma xarit. l'essentiel c'était xam-xam le fou dans la foule. dëgg la donc da nga ciy nekk boo ci jógee ci te aussi yëg-yëg lañ doon demee dans le projet. Ibou nekk koo xamante ne suma grand frère nee na est-ce que waa ji du faral di pikiiru. oui parce que voix bi ma gis man voix bi doon dégg. personnage bi ma doon gis ak ki toog nii. non mais c'est diamétralement opposé. c'est l'essentiel quoi. c'est vraiment dafa dugg ci powu acteur bi. alors balaa may jox Sadia. décor bi naka la demee woon yow yaa créé woon sa décoru bopp wala ci bii da nga ñëw fekk ñu ne la nii ngay solo décor bu mel nii nga war a nekk. waaw décor bi Vieux Cissé moo ko defaroon. moo koy nuyu de passage. mu doon kàngam tamit ci mbir bi. mais bi ñu ñëwee aussi dafa nekk idée bu ñu am ñoom ñu defar seen décor. ma ñëw campé ci biir décor bi li ñuy wax ni décor bi parfois da lay inspiré. d'accord la ma ko doon wax Ibou ma ne ko man fi ma doon njëkk a tourné. moo ma gënal après fineen fi ma dem parce que j'étais dans sama benn carcan. sama benn monde. après yeneen yi da nga fay dem mais certes dina am journaux yeeg yooyu mais day am. day am lu doon des. day am manque bu fa nekk te décor bi nekkoon na lu am solo loo xam ne Vieux Cissé moo ko defar mais aussi jot naa am yoo xamante ne xëy na defaruma ko mais jot naa dessiné yoo xamante ne ay esquisse comme prison beeg yu ni mel. après ñoom ñu defar ko quoi. ñu mottali li des alors Badou. bon alage bi waaw mu ngi nii comme tey bu moom sa waxtaanee casquette acteur bi mais feeñ na ci ndaxte fii moom dafa nekk acteur boo xam ne dafa décoré wu quoi fees ay yére bopp bi fii takk fii mais yooyu moom yaa ko defal waaw yooyu sama benn frère Serigne ma mbay côté 12 ans ñoo jël suñu yére propre yére parce que dama waroon jouer ci benn programme ma weer yére yi dama jouer ji ba ñëw weer yére yi ñëw fekk ñu dajale ko sànni le même jour ñu contacté ma benn programme ñu doxee Géejaw ñu joxe parcelle ba centre sauvegarde Géejawaay mais jour boobu ci saa si lañ jël suñu yére di dagg di tooyal di ko patiner après ci la mooy costume bi après nag ci la ñëw mais yàgg nañ jël suñuy bagage di ko def noonu mais dof bi neewoon nañ moom dafa décédé waaw ndeysaan ki ma ko wax ndeysaan décédé na muy tonton Sadiba yàlla na ko yàlla yërëm dañu dem Maroc après munuma meew liiroon nga sa article bi ñu bindoon ne da nga décédé affaire yu demee noonu ma ne ko loolu de maa ngay soog a yëg mais waaw liir après ma ne ko mais xaw ma nag dégguma ko wala peut-être affaire maa ngi koy déggaat après mais sant yàlla yaa ngi dund quoi alhamdulilah gudd fan la dund quoi gudd fan la alors Badou xam nañu ne sànq ñi ngi ci xaw a junj théâtre léegi série léegi bariwul luñ ci gis décor traditionnel xanaa série bi moo ko laajul te pourtant dañuy am ay idées yoo xamante ne wala ay scénario yoo xam ne c'est africain c'est très sénégalais c'est famille mais pour nga gis ci ñun suñu décor traditionnel yoo xamante ne man sama kër tey peut-être dans la vie courante mën na bañ a niroog parfois luxe bi ñuy affiché ci kenn koo xamante ne tey wane nañ ko mu nekk en famille il y a trop de luxe pourquoi duñu def ay ëtt def ay këru suuf ndax loolu moo fi am ba tey mais tout le temps appartement luxe man yéen a ko bëgg wala nu décorateur yi la yéen ñii la wala scénario non man en fait je me dis que parfois tamit c'est ci facilité tamit ñi réaliser parfois ils sont dans la facilité parfois tamit mën na nekk ñàkk xam ak parce que tamit tëb rek def film dafa yomb da parce que boo xoolee tey ñi en fait fi ngeen gën a soxlee ñiy réaliser film yooyu noonu c'est des années de recherche c'est des années d'études yoo xam dañuy toog ne carrément di càmbar li ñu soxla exactement mais bokkul ak ñoo xam ne dañuy tëb te comme ni nga waxee dañuy tëb rek am ñoom ils sont trop dans le luxe exactement ba même boo dugalee benn daal mu ngi koy wax ni dañ naan la non mais c'est vrai parce que am na ñoo xam ne duñ ci gis seen bopp xamuñu
affaire man fa laa ko mën a basé du série yëpp a waroon mën a nekk luxe. ana jaay destination Sénégal ci biir. Absolument. waaw xam nga parfois ñun def nañ film cosaan am na benn projet bu ñu nekkoon Lat Joor. xam naa gars yi ñi ngi ci dañu dem ba àllu Mboro bi. gars yi defar fa décor waaw ci biir centre bi foofu. defar fa décor boo xamante ne soo fa duggee rek yow da ngay génn ci environ da ngay génn ci le monde tabax. et cetera ñu créé décor boo xamante ne c'est époque quoi. ak ñoom ak Maada vraiment mu nekk loo xamante ne film parce que film bee woote loolu temps wu Lat Joor doo gis fil doo gis mbuus et cetera. bëri na ay film yooyu def yoo xamante ne dañuy lay xëcc ci aspect traditionnel bi. mais gars yi parfois li ñuy def seen xel mooy dañuy jaay. d'accord jaay boobu ñuy jaay ak sponsor bi ak yooyu moo leen ci sonal ba parfois dañuy topp luxe ba manger à table da ngay gis ni ku ñuul ku jël main gauche am di lekkee or loolu du suñu tradition. exactement or da nga war a lal basang teg raxasu mi papa raxasu après ki ci topp ba ki gën a mujj parce que traditionnellement dañ la doon wan nooy raxasoo après nga pare ñëw jàpp ndab sëgg tibb xool sa kanam yu demee noonu bàjjan ci foofu nag lañ daan def ruq ana mën a kan absolument ci la mairie daan boole. mën a seetlu kii def na lii Sadia tey dafa jàngiwul kii dafa tilima diw ak diw dañ doon xeex foofu lañ doon régler les comptes. absolument teewul doo gedd. da ngay sukk jàpp ndab. di ñu lay xas di la wax lu nekk ngay lekk même bu dee da ngay jooy. ci ndab li ngay toog. macha allah donc yooyu mooy kii quoi mais aussi gars yi dañuy xool leneen wala xool. exactement dañuy jaay dañuy kii comme voilà effet commercial bi aussi daf ci am solo. amoon na solo macha allah ci biir cinéma ba du ma bàyyi la rek nga tàggatoo li ñu cëralee woon moom dafa jeex tàkk. di remercier El Hadj Boubacar di remercier dàq naa ko 2 mois fu mu ñëw toog ci plateau nee naa waaye tey ñëw na fépp laa lay mais di ko remercier ci xam-xam bi mu ñu andil tey di ko ñaanal yàlla gën a leeral yoonam yàlla may ko mu gën a continuer ci li muy def nii yëpp di remercier téléspectateurs yëpp di leen joxaat dig daje mardi prochain même endroit même heure même lieu macha allah Lali merci beaucoup waaw jërëjëf Rougia bëgg naa lool ci jotaay bi xamaat nañ leneen jàngaat nañ leneen surtout cinéma bi yokkaat nañ leneen vraiment partagé waat nañ as tuut li ñu demoon uti aussi ak téléspectateurs yi di leen jox incha allah rendez-vous alxames bu soobee yàlla ci même fréquence bi ni koy waxee même RTS 2 bi voilà macha allah alors di fàttali ne El Hadj Babacar Diallo lañ fi dalaloon muy accessoiriste décorateur cinéma mbégte la woon vraiment partagé ak yow plateau bi xam-xam génn na fi te jàngee nañ ci lu bëri merci waaw di remercier Sadia ak ci dalal bi ak ñi ma fekk ñëpp la maison mère di remercier ñëpp ak aussi sama kilifa yi nga xamante ni ñoo ma tàggat ci métier bi di décor xëy na nag wax ji lu mënuñu ko wax su ma juumee rek nañ ma ko jékkal di wax ni tamit bëri na ay jeunes yu bëgg métier bi mais souvent ak projet yi ngay am ak yooyu doo leen mën a dañuy bëgg comme stagiaire mais duñu mën a dugg mais di la wax ni dina ñëw incha allah di remercier ñëpp ñi nga xam ne ñoo doon seetaan et merci beaucoup jërëjëf. macha allah di leen fàttali ne rek tey amoon ngeen ci mardi bi ci biir tam-tam buzz et musique tey musique lañ doon waxtaanee di waxtaanee groupe bu am solo boobu di xalam 2 ndaali indi fii nag lu am solo loo xam ne xam-xam ak njëriñ kese lañ ci jëlee waaye tamit ci biir cinéma waxtaanee nañu métier wu accessoiriste décorateur ak Badou Sadia mu doonoon lu am solo itam waaye tamit du ma dem te remercier wu ma wala bégal ki nga xamante ne rek mooy Adama mi nekk ak ñun fii borom ndekki yu neex yi borom ndekki yu saf yi Adama de ñu ngi fay jaar ak beñe yeeg ñoom seen Adama ñu ngi lay remercier bu baax moom mooy defar suñu journée ba ñu am kattan mën a ñëw toog jàkkaarloog yéen ci guddi gi nii alors ak rugi ñeesam boobu nga xamante ne sama turandoo la maa ngi koy béggee bu baax a baax waaye tamit du ma fàtte Dame Beng c'est un marchand ambulant boo xam ne vraiment jàmbaar la marchand ambulant yi dañoo bëgg RTS 2 di ko seetaan nee na nag naa wax yéen ñëpp mi ngi leen di béggee Dame Beng yoo fi géej daam ñu ngi lay bëggee bu baax a baax daam ñu ngi lay bëggee bu baax fii ci tam-tam yow ak marchand ambulant au Sénégal yëpp di leen ñaanal nag yéen ñëpp yàlla na ngeen tedd ci li ngeen nekkee muy liggéey bu noble liggéey bu am solo waaye tamit les amis de la première dame particulièrement ki nga xam ne mooy Abdoulaye Diop nekk fële ca marché HLM waa marché HLM yëpp tamit ñu ngi leen di jaajëfal di leen bëggee bu baax di leen wax ne rek lii mooy seen émission tam-tam ñu ngi leen di jox daje demain à la même heure sur la même fréquence d'ici là restez sur nos programmes ba suba ak jàmm ak salaam merci beaucoup